xàmmee na ma nee na ma si Oumy Dieye xam nga man Oumy Dieye moo ma yar bi jëkkëram jooju amee dogal sama papa daf maa jël détaché ma kër Oumy Dieye ni ma demal toog foofu di ko wéttali donc man en réalité dëkkuma woon sax suñu kër Oumy Dieye laa dëkkoon donc elle a une très bonne mémoire loolu boobu ak léegi loolu mat na 40 ans léegi mu jot jege 40 ans wala 35 ans donc maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di kontaan dugg ci biir kër gi parce que kër gi suma kër la. Je pense que bi ñu dëkkeek léegi mu ngi def 46 ans 74 ba léegi ñu ngi dëkk. Malick Sène mii sama rakk la danañ bokk di fanaan ci benn lal maak moom doon nañ échanger ay yére maak moom di ko solante donc loolu yàgg na kii nag di Cheikh Alassane Sène on s'est croisé pour la deuxième fois en politique en 1996 maak moom ñoo nekkandoo conseiller municipal moom mu nekk le plus jeune conseiller municipal du Sénégal du woon bu HLM le plus jeune conseiller municipal du Sénégal ñu soppante ci biir conseil municipal bi loolu di law mu nekk ci liggéeyam ma nekk sama liggéey ñu soppante rek yenn saa yi ma dem fekk ko këram seeti ko yenn saa yi mu fekk ma conseil régional mais ci jëfin ñu rafet rek lañ mës a nekk mag moom ba yàlla def nag ñu dajawaat ci politique ci lii waaye nag dama yaakaar ni li gën a tax parce que loolu fii laa koy leeralee parce que nit ñi gis nañ ñu ñuy ànd nii waaye xamuñu li ko waral dëgg man xam naa ni sama rakk la man xam naa ni ñoo dëkk mais ñi ñi àndal xamuñu woon loolu mais yàlla nag moo ko bëggoon a protéger parce que nag dina naqadee fakkatal ci réew mi parce que liggéeyu ko fi jëfu ko fi kenn xamalu ko lu dul def lu baax loolu la ko nit ñi xamal. man jayuma ko xam nañ duma ko jay ndax suñu ànd bii àndu dëgg kese la. lépp lu ma gis lu koy yàqal dama naan ko lii soo ko defee dalay yàqal moom xam na wala ma ne ko lii su ma doon sama sago nii nga koy defee te généralement day tenir compte bu baax ci li ma koy wax parce que xam na ni li ma yéene sama bopp rek laa ko yéene. alors li waral nag dëgg sama ànd ak moom bii fës parce que nag dafa nekkoon ñu koy faagaagal xam nga luy faagaagal nar a yàq liggéeyam nar a yàq si li mu jëm ma bañ ma fekke ko bañ jël parti xamal ko ni nag xeex bii mën ko yow laa ciy àndal parce que ànduma ak yow parce que sama dëkkandoo nga ànduma ak yow parce que sama rakk nga mais dama ànd ak yow parce que yaa nekk ci dëgg mais man bàyyiwoon naa politique moi j'ai arrêté de faire la politique en 99 ba léegi politique gu ma mais je me suis réengagé parce que dama ni kii sama rakk la du ma seetaan ñu koy faagaagal loolu moo ma teg ante si moom leneen li si topp soog a ñëw alors donc on a un combat à mener boo xamante ni déjà njaboot gi ñoo ànd di ko def mais rëccuwuma li ma doon ànd ak moom parce que Sénégal yépp a ko bëgg waxuma ko parce que dafa toog dañu def 10 jours ci àll bi on a fait 2300 kilomètres ci une semaine bi passée fanaan nañ di liggéey di recevoir ay nit ba 7 heures 9 heures ñu génnaat toppaat àll bi on l'a fait plusieurs fois mais macha allah da ngay dem ba yéemu ci yàlla ndax ay nitu diine rek ñoo ko topp nitu diine yi rek ñoo ko topp te koo ci wax mu ne ko gis naa la seetaan naa la faram-fàccee la nga fa wax seetaan naa la ci internet ba la nga fa wax yow yaay défenseuru diine gi
yow ñun yow la ñuy àndal 70% ñi ànd ak moom tey diine l'islam moo tax ñu ànd ak moom xanaa nga bañ ko déglu waaye mag mu ko déglu ànd ak moom. loolu nag tax na ba suñu projet c'est pas un projet législatif simplement. On a un projet présidentiel te ñun mooy suñu candidat en 2024. su neexee suñu borom dinañ ko nag liggéey parce que looy dugg da nga ciy dugg à fond. On va faire le tour du Sénégal parce que loolu man maa koy wax fii parce que yéen ay waajuram dañ leen wax ni jëm nañ ci liggéey bu nar a metti bu nar a bare ay xaaxaam yoo xamante ni dañ leen di wekki di teg waaye seen ay ñaan tant que ñu ngi siy jot loolu yëpp dañ ko mën a féetale boor li ma leen mën a xamal fii daal mooy man magam laa duma koo xamante ni damay wor wala damay alal jiital na ma wala dinaa bàyyi nit ndax leneen déedéet kii duma ko bàyyi sama ànd ak moom bàyyinte du ci am parce que loolu c'est important qu'on le dise ici mu leer moom xam na man xam naa famille am bi mu bokk famille bu baax la bokk kenn waxatu ko papaam ji référence du Sénégal yaayam ji référence du Sénégal foo dem ñu wax la ko donc am na loo xamante ni man duma ko def ci këru àdduna ndax bokk naa ci famille boo xamante ni duñ waruñu luñ tuddal leneen lu dul lu baax Maodo Sy bi ma ko waxee Cheikh Ahmed bi ma ko waxee sànq ne ko pour Maodo Sy recevoir ñu au nom du xalif pour ñu defal ko visite de courtoisie bi ma ko waxee tuddee sa tur daf ma ni kooku suñu njaboot la ndax baayam yi yow miinu la mais xam na sa papa di sa papa bind si Serigne Babacar Sy Sénégal yëpp xam nañ ko te ñun ñëpp moom la ñuy noyee moom lañ xam moom la ñuy noyee donc cheikh bi loolu tax ma ni fii laa koy waxee xamal ni sa mag nga àndal te foo dugg dinaa fa dugg foo dugg dinaa fa dugg te sa xel mën na dal parce que tu as une équipe boo xamante ni ñëpp la fonk et c'est macha allah dafa kéemaane jaase mii Pape Diouf Bounama xale yii Assane Sy Mansour Malick Sène Malick Sow Malick Sène dama koy xool sax sama yaram day daw parce que dama ko xam fulaam mais su cheikh bi taxaw si day ñëw taxaw ci kanamam di ko protéger sa yaram day daw donc loolu yàlla na sax mais nag loolu lépp li ko waral rek mooy waajur yi yar bi ñu def si yéen yow it nga jox ñëpp cër xale yi bëggoo lu leen tax li indi sa problème tey ak ñi lay xeex sa njaboot la ndax bi ngeen bëggee faagaagal da nga bañ tu l'as dit devant moi on a une divergence très profonde da leen wax parce que sama njaboot kenn du leen laal loolu nga leen wax kenn du laal sama njaboot alors donc cheikh bi yal nañu yàlla jàppale yal na yàlla rus suñu waajur yii parce que ñoom ñi toog fii ba heure bi duñu xaar nga xamante ni taalibe cheikh moom leer na ni 4h30 du matin dina yeewu yal na leen yàlla fayal suñu bopp yal na leen yàlla fay ngeen ñaanal ñu te xam ni lii ñuy yóotu yàlla mënuñu ko jox ndaxte moom mi ngi ci xol sénégalais loolu mu ngi la xanaa ku ko dégloogul waaye ku ko déglu da nga ànd ak moom lii moom maa ko wax donc asalaamaaleykum wa rahmatullah barakallah jërëjëf Cheikh Abdourahmane kaddu yam na solo ngeen fi defee fi lépp ñëw seet si samay waajur ànd ak Abdourahmane ak njabootam ak sama njaboot ñëw seet si leen ziyaare leen sàkku seen ñaan ci lii ñu jëm sama waajur wu góor nekk na di jàngi école nekk chauffeur am ay at di ko dawalal moom sax da daan bëgg di dend ak man ci kanam mais su daan toog ci ginnaaw mu may gënal loolu benn la ñaareel ba
man kese maa ko daan attaayal fii ci kër gi parce que Malick dama ko ñaanoon mu mayaale ma wàllu attaayaam loolu tax na ñëpp nag ci kër gi la jox cër waaye am nañu proximité maak moom ba tax na sax attaque yu virulente yi ma daan def président Macky Sall moom laa ci seet moo tax ma teg ko suuf ndax daf ma wax ne mën ngaa def sa yëf mais bàyyi attaque frontale yi moo tax daanaka kenn déggatuma ci waaye nag taxul maa ngi doxal sama yëf nag waaw maa ngi koy doxal intelligemment yenn saa yi sama bëgg xaabaabal mais su ma xel su demee ci moom rek ma daal di parce que daf may topp aussi su ma waxee ba ngoon rek mu xool ne ma waxoon naa la bul jaaree lii bàyyil lii sama yaay itam topp ko ci loolu waaw moom mi tamit damay jàngi école lu yàgg xam nga xale bu màggee ci koñ nga war a jàngi yor sa saak ak ña nga dëkkal ba pare gàddu bool war ko yóbbul sa maam dafa xaw a gênant ci xale wax dëgg yàlla di nga solu yor sa saak yoraale parce que chaque jour su may jàngi j'avais l'obligation yóbbul sama maam añ c'est-à-dire li gaañi li c'est par force la amul c'est-à-dire bugguma wala bugguloo waaw moom su la xoolee ci bët sax da ngay xam ne que lii la wax te loolu ngay jëfee donc ci yar boobu lañu yar moo tax man sama yére su teppee ko may urleel sama bopp bouton su dañee ma parce que sama yaay non seulement dana ñëw mais tàggat nañu aussi ci loolu ay jindi brodé jindi wëñ fu ñu ko daan jaay rek xam nañ ma ndax moom donc xam nga loolu formation dafa mel ni ku dem daara waaw donc te ba léegi it dañul su ma toogoon sama kër léegi lu ma nekk kilifa su réew mi su wootee rek da lay wax ne dama laa soxla bàyyi li ngay def te nga ñëw da ngay tëb rek waaw yaa ngi dégg waaw loolu mooy suñu wàllu cosaay ni kër di leen sant nag bu baax ci yërmande bi ñu ma ëmbal ko it sama frère yi ak sama sœur yi mu nekk yërmande bu rëy nag waa ci wàllu sutura wàllu taxaw bi ma demee ci kaso bi bi mu ñëwee seet ma li ma ko njëkk a wax dama ko ni vraiment bëgguma woon ngay ñëw fii di fi sonn toogal rek nga ñaanal ma waaw sama papa defe naa ñaari yoon aussi une fois ma ne ko pas daal vraiment toogal rek nga ñaan mais nag ci biir loolu aussi ñaan yi di yegsi di communiquer yaa ngi dégg wéetuloo benn yoon ndax seeni taxawaay aussi dafa am solo ba yàlla génne ñu ci loolu tey ñu mun a dem ba taxawal projet bi ñu taxawal projet bi nag moom parfois il a peur parce que j'ai reçu tellement de coups ci ay nit waaw dans la vie ba ndeysaan da ngay dem ba ci biir sax da ngay man maay tooñ toujours man parce que ñu bëri seeni taxawaay ci àdduna aussi daf taxaw bi rafetul ci wàllu woowu dafay jur ay complications parfois ci biir ànd mais li muy wax toujours rek mooy maslaxa muñ jéllale waaye pour avancer clairement ci àdduna bi ñu nekk nag ñu am projet de société bi li ci gën a dalal sama xel man làmb naa yëfu politique ñetti yoon ñaar yi d'accord loo woon mais bi ma ko làmbee wax Malick ne ko waxtaan ci ak moom bi ko Malick waxee ne ko c'est bien na engagé wu pour la première fois moo tax sama xel dal ci lii moom itamit ma laaj Malick parce que ragaloon naa sax ñëw wax leen damay engagé wu d'accord ñu moom tamit mu am le même sentiment donc loolu nag tax na
ma gëm fa ñu jëm au départ li ma leen di ñaanal yàlla rek mooy yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam incha allahu taala lii Abdourahmane wax aussi fu ñu dugg ci réew mi rek nit ñi suñu xamee ne yaay sama waajur dañuy gën a sawar waaw dañuy gën a sawar waaw ci jàpp la ci bëgg la ci fonk la ci safoo la ak ci bëgg ànd ak yow loolu yi tamit ndimbalu suñu borom la waaw loolu am na ñii nag ma àndal xam naa ne du yem fii sax parce que wax naa ko Abdourahmane nee naa ko projet bi ñu am dañu gis ku ne daañu gis aussi lu ne mais nañu yaatal dënn yi rek xam ne que ku bëgg ne da nga bëgg réew mi il va falloir que de grands hommes aussi entouré la il y a la famille elle est sacrée te kii ñëw nag mënulaa uufal say mbokk kooku mënul uuf sénégalais yi nit ki il faut mu yaatu dënn bi yoon ñu dem ni dem nañu ba ñëw amul benn jafe-jafe maanaam diw xuloo fii wala ci amu ci lépp tegu na ci yoon waaw moom mi ngi fexe gérer cette famille ñoom xam nañu li ma wax ni on a fait plus de 2300 kilomètres dëgg la du ma ñëw nag ci projet bi parce que projet bi maak yow ñu ngi ciy waxtaan saa su ne ñu ngi ciy waxtaan li ma doon seede rek wax naa ko benn kilifa fan yi ci kanamam nee naa ko mu am lu ma wax pour ñu def ko ma ne ko malheureusement maa ngi dëgg la di waaj a dugg sama 50e année mais ba léegi sama yaay ak sama papa xale lañ ma jàppee waaw dox ndigal waa jëfe ndigal waaw c'est-à-dire munoo fexe ba màgg soppi loolu ci seen kanam te mais loolu tamit protection bu wér la ci doomu aadama am ñooy waxtaanal yenn saa yi sax au départ wax naa ko Abdourahmane da nga daan jékki-jékki jël décision moom mu ne ma non attention ci lii mais xam nga rek da ngay ne mag laa léegi bàyyil ma dem rek mais da ngay dem rek mbëkk miir bi dellu si waat dina comme bëggatuloo mbëkk miir su la waxee da ngay tenir en compte loolu ñu la wax waaw mu dimbali la donc loolu moo doon kàddu yi du ma wax ne projet bi lii la fii la ñu jëm kàddu cant la waaw kàddu cant la kàddu ñaan la kàddu présenté la njaboot gi encore ak ñi nga xamante ne tàbbi nañu ci waaw te Abdourahmane tàbbi ci liggéey bi yàlla rek moo ko bëggoon nii te bi mu ci ñëwee ba léegi yaakaar naa ñi ma àndal gis nañu ne y a un plus parce que ci jaar-jaaram fexe na ba fédérer suñu famille politique ci réew mi yëpp nag mi ngi naxante mi ngi muñ mi ngi fexe aussi ba nit ñi gën a jàpp ci mbir mi mais gën ci jàpp aussi ak sincérité parfois nit bëgg maa jël sax ci ruq bi pour fexe nu mu def ak man ma ne bàyyil ma wax Abdourahmane mu nga xool mu ne ma baal ma rek waxal ak man rek directement mu way xam nga dafa am fan yi ku jékki-jékki rek bërkaat yi démb rek bàyyi coalition bi tabbi ca pouvoir bi bon léegi mu woo ma wax ma ne ma daal vraiment dem naa fële mais de tout cœur ak yéen Abdourahmane ne ko non arrête cette hypocrisie soo ma mënoon dimbali sax la ca des ma ne ko Abdourahmane mii ma gis intégralement la lay laaj waaw dama lay wax rek na nga góorgóorlu ba delloo leen seen yëf mu ne parce que lii détournement d'objectif la waaw donc ñoom ñaar foofu la ñu toll waaw donc daal xamal la rek pour rassurer la un peu que te boobu ba léegi aussi yaakaar naa ne doo ma reprocher discours bi gis nga ne maa ngi ciy góorgóorlu ah wax dëgg yàlla waa jaase daal jékki-jékki rek daan naa wax ba ngoon jot rek jaase ne ma cheikh bi suñ la jël siwul demee matin dina ma jaaxal waaye léegi gis nga defe naa boole naa ci sagesse un peu waaw voilà loolu la maa ngi kii ñoom Modou yenn saa yi ma wax leen ne leen
3e mandat bi waa ji nekk fii ci kii ma ne ko Modou waa ji nu mu tëdd sax te mu ne ci kër gu weex di fanaan fee ca Mermoz mu ne ma cheikh bi waxal ko sa bopp rek moom donc ñu ngi sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dama ko daan ñawal ndax man ñaw moo doon sama métier ndax Oumy Dieye moo ñu boole woon ak dama doon dem ba seen kër seen famille Thiès di leen seeti kon nag xam bu ma xale yi wax man ne man xam naa ko mais dama ko gëj a gis ndax dama daan dem kër ga toujours man naa ñëw ci Oumy Dieye na ma egsi rek mun na ma kañ dem sama néeg ñu dem rek ma fekk ma pot toog ma ne yow lii lan la ma ne xale bu góor bi toog ci biti mu ne ma sama cousin la mooy Diaw mooy Abdourahmane Diaw te wax nga ko léegi kon nag xam naa leen bu baax nit booy ànd da ngay ànd ak ku baax ànd ak sa nawle bu baax ndax ñu fi toog ñëpp xam naa leen waaw bu naa moom nii ni dafa jóg léegi ni Majib tonton Majib du nijaayam ndax ñoo bokk benn maam moom Majib cousin la parce que papa yi bu naa moom mooy nijaayu Majib yaayam maamam bi ko jur ak sama maam bi ma jur ñoo bokk ndey ak baay ñu bokk loolu kon nag ñoom Malick Sow ak ñi ñëpp taluma ko Malick Sow moom sama doomu rakk la di sëy ak sama turandoo papam tudde ma ko magu Majib jox ma xale bi fii ci kër gi ma jël ko may Malick waaw kon nag yéen ñëpp xam naa leen ba noppi ñu jigéen ñi ñëw fii indi teraanga foog man reeg man yaatu rek laa bëgg yaatu rek foo ak reeg te ku bëgg sama doom rek bëgg naa la ku bëgg sama doom yi rek bëgg naa la ngir yàlla di leen ñaane li daan ne yàlla yóbbu leen fu ngeen bëgg a yegg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu mu nekk caaxaan yàlla bu mu nekk fo moom xam ne ba ma ko doon ñaanal li ma koy ñaanal toujours dama ko naan allo yal na nga sut ci say morom ni gëlëm sute ci àll bi yal na nga sut say morom ni gaynde mëne ci àll bi boobu xale la nii la day bu ma ko yónnee dama koy forcer li mu wax dëgg la damay defar sama kanam ne ko kaay jël an sama añu yaay bi yóbbu mun damay jàngee man ni sama yoon nekk te ngay jàngi mu jël yóbbu weer bu jot dana ñëw lépp ma xaalis bu mu jox ay surveillant ki ay professeur ni ma amuñu dépense saw ma ne ah lu sama yoon mu ni dem lebal ma ne foo may fayee mu ni sama papa bu ma joxee sama abonnement at bi muy def entre DFM yoon naa weer xaalisu abonnement toog ci papaam ni yow néeg nga doo jox kii xaalis ma ni ko moom ko leb di ko jox ay nit ñuy liggéey ni amuñu dépense moom na leen yor booba xaleel la tuuti bu sama bu 31 décembre jotee yéreem daf koy jël di ko joxe ba mu jeex tak ba du am lu mu sol tabaski noonu yëpp noonu yan na ko yàlla fay yan na ko yàlla gën a baax alu loo wut yan na nga ci am ndam yan na la yàlla yëkkati yan na nga kawe yan na la yàlla teral li nga yóotu yan na nga ci jot loo wut yan na nga ko am ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku set be léegi laa doon julli jee waaw di lay ñaanal fu ma toll dama lay ñaanal yan na yàlla faj sa aajo yàlla boo ju am sa yaakaar tas ci lii ngay wut yéen ñëpp nag laa wax yàlla bu seen yaakaar tas yal na leen yàlla teral fay leen bor ba yéen ñëpp ngeen kontaan yàlla fekk ñu fekke ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam papaam nag dafa baax loolu moo tax xam naa mu baax moom tam. jërëjëf gu seen kër yéen ñi fi nekk yëpp sumay doom ngeen bokk ci sama njaboot ni Cheikh Alassane bokkee ci sama njaboot Diaw maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa taxawaay fépp foo leen toll ak loo leen fexe ak loo leen nas yëpp yëg naa yëpp maa ngi suivre yëpp di nuyu Diassé muy xale boo xam ne bu ma ko xamee yàgg na ci cheikh bi laa ko xamee muy at yu bare bari ñuy ànd te boobu léegi soppeekul benn yoon lu jafe la nag ci jamono ji ndax di nga ànd ak nit léppam di dox ngeen di dem ba mu yàgg nit ka mbiram am fu mu kale am ñuy commencé di rocceeku ndax dañu yaakaar ni foofa jeex na yooyu nag ñàkk a xam yàlla rek la Cheikh Alassane li ma koy jàngal toujours mooy dil muñ lu ñaaw yëla nit ñiy def ndax nga koy bége ci li la yàlla di defal daf lay defal teranga donc bu la nit defee lu ñaaw nga wëlbatiku gis teranga bi la suñu borom defar
nga war a fàtte lu ñaaw loolu di bége li la suñu borom defal loolu laa koy jàngal te mu di ci dox di ci wax. gis nga kër gi bi ma koy defaraat di ko modifier il était au lycée Blaise Diagne nga nekkoon la lycée de la Fosse di def classe seconde wala première seconde may defar modifier xaalis bi ko doon modifier moom laa ko jox petit jeune élève affaire bi kër bi dem na ba presque egg na 3/4 yi egg teguma fi suma tànk ba benn bis ma ñëw dama tax sumi ko egg si ngeen fii mu ne waaw yooyu yëpp muy gérer xaalis bi nag bu ñu paree ndekete defal na ma bilan écrit ba ci brique bi gën a tuuti bu ñu ko jëndee sax def na ci njëg gi ak fañ ko jëndee ak ñi ko jaay donc ku jub la ci côté boobule. Deuxième chose yàlla daf ko may mu tabe Sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu dama ko gént benn bis mu ne ma ndax xam nga Papa Malick Sy doomam di caatam bu góor ma ne ko xam naa ko mu ne ma ndax xam nga li ko wuutale ak ñi ci des ma ne ko déedéet mu ne ma dafa am tabu xol nit dina tab ci kaw nii mais tabu xol mooy koo xam ne loo yor boo wéeteeg nit yëkkati ko jox ko toog des ak yàlla moom mii nag loolu dal na ko aussi ku am fidélité la ku am dignité la aussi boo gisee ma ko daan wax dil muñ sëñ Babacar Sy dafa wax ni jamono jii ñu nekk ak yii ñëw jusqu'à la fin des temps ku fi dul muñ doo bokk ci ñi ñuy teral ëllëg donc bañ na ko ba yàlla un de ses noms muñ la sabuur donc kooku ko am rek am nga lu am solo gis nga néeg bii ngeen dugg nag muy salle bi salle bu ma fonk la sama yu bari su ma koy ñaan fii laa koy ñaane ci salle bi xam nga lu tax dama bind livre ci sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu def manuscrit bi français yóbbu ko institut islamique ñu traduire ko en arabe ma am sama benn jarbaat boo xam ne traducteur international la anglais ma jox ko mu traduire ko anglais muy ñetti langue ci benn livre ma yor manuscrit bi denc ko lu mat 4 weer ba benn guddi àjjuma nii ma génne manuscrit bi mais lii jàngaat ko ba ma jàngate li ma ci bind pare ma ne man de lii ma bind wax ko sëñ Babacar dafa mel ni ëpp na dama demeek sama xol di daal ñemewu ma ko génne ba yàgg ma teg manuscrit bi julli 2 rakka sant sunu borom julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan sunu borom ni ko livre bii ma bind ci sëñ Babacar ak yi ma ci wax wilaya yeeg daraja yeeg maqama yeeg tolluwaay bi su fekkee dëgg la maa ngi ñaan sunu borom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga won ma lu taq ci sëriñ Babacar Sy lu taq ci moom néew ma ko sëñ Babacar de mais lu taq ci moom su ma ko gisee rek soo ma ko wonee rek ma xam ne li ma bind dëgg la daal di dugalaat manuscrit bi ci sac bi ñu tëdd ma jékki-jékki ci biir nelaw rek ma gént jóge ci jumaa ji suñu jumaa bii mais jëm si ci kër gi seen soxna si taxaw ci buntu kër gi te moom amul habitude di taxaw ci mbedd mi ma waaxu si rek ni ko ma yow lan ngay def fii mu ni ma da nga am gan gu lay seet ma ne ko gan mu ni ma góor gu yiw la de waaye nag dugg na ci saal bi tëj bunt bi xëcc rido bi ma daal di egsi fëgg bunt bi ni assalaamu aleykum am baat bu ma ni wa aleykum salaam bismillah ma ubbi rek muy sëñ Babacar Sy wallahi lazi la ilaha illa huwa toog ci fauteuil bi fees ko del ak leer géeg yëpp ma wàcc laxasu ci tànk yi ni ko may papa
mais lu tax nga ñëw te woowuloo ma man mu ñëw fekk si la mu ni ma doom laaj bi ngay laaj tontu bi kenn doyuma ci kul sama bopp mu ni ma gis nga wilaya yi nga wax mu ni ma am na yu des lépp mën a maqama yi lépp mën a daraja yi lépp mën a mën kanam mën gannaaw lépp mën a ak yoo xam ne nag ba yomal xiyaama du ngeen ko xam ana téere bi ma yëkkati manuscrit bi jox ko mu am lu mu ci bind taf ko ci dënnam ni ma insha allah rek mu tiit ci nelaw yow soxna si lan la ma wax ko mun ma yaa woo sëñ Babacar ma ne ko mi sëñ Babacar du ko woo rek mu wuyu si la mu ne ma nag am na cër bu mu la cërale loolu moo tax ma xëy suba ma ne bon am naa ndigal ba ma amee ndigal li nag ma dem ci imprimerie bi laaj ko ni ko nangami exemplaire la bëgg ci jamono mun ma yëpp daal soo ko bëggee 1 million ngay joxe ma ne ko defaral ma devis mu defar devis ma def ci sama poste génn rek benn kilifa dajeeg moom rek mu woo ma ni ma comment kii du Alaaji Majib ma ne ko kay mu ne ma mais foo demoon nii ma ne ko ci imprimerie ndax dafa am livre bu ma bind ci sëñ Babacar si doon ko bëgg a móol di wut devis mu ni ma laay jox na la devis ma ne ko waaw mu ni ma anamu ma génne ko muy 1 million mu ne ma je te donne 1 million 500 dégg nga wax bi de ma daal di lii de moom mbir mi mat na dem ñu defar sama livre may def cérémonie dédicace kii moo organisé pour jigéen ñi doo ñëwoon ñëpp bu set fii ci maison de la culture Douta Seck ma ne nag du ma ko génne te demuma seeti sëñ Mansour borom daara ji ndax mooy xalif général ma laajte ñu ni ma nga ñomre ci ku ko xamul mi ngi nekk ci gannaaw Louga à quelques kilomètres de Louga dafa am kër gu mag ak tool ma ni bon danaa dem fekki sëñ Mansour foofu mu ñëw ci station bi di jënd essence benn waay fekk ma fa ni ma kii du Majib ma ne ko ça va mais foo jëm ni ma ne ko ñomre laa jëm mu ne fu ñomre nekk ma ne ko mu nga sa gannaaw Louga mu ne pompiste bi defal ko plein booba cheikh bi moo ma jëndal 607 toute option ñu defal ma kii bi ba mu fees dell waa ji fay làmb poosam ni ma 70 000 ci nekk am yóbbul kuy tukki da nga am looy yor sa loxo ma waaxu dem ñu dowal dem ba egg ñomre fekk muy ziyaara saal baa ngi fees ma ne ñun tey fii la ñuy fanaan alkaati bu ñuy wax Silla moo doon garde corps sëñ Mansour ñëw yër seen ma dugg ci biir wax ko sëñ Mansour ni ko seppi ko ci mbooloo mu ñëw wuyu ma mu woo ma rek ni ma Aj Majib ma ni ko la bekk mu ni ma sëñ Mansour bi nee na nga egsi ma ñëw ba ma ko ne jàpp livre bi daf ko xool rek ni ma xamoon naa ni bala may jóge fii wax ko jabar ji waxuma la ko ci suba nee naa la bala may jóge fii xabaaru sëñ Babacar fekk ma fi ma daldi ko wax mu kontaan woo doomam sëñ Habib ni ko dama bëgg ngeen dem ci cérémonie Majib bi na nga wax ak moom mu wax la kañ la na ngeen sañse na ngeen xeeñ parfum na ngeen xam nga rek sëñ Mansour ndeysaan daldi ñëw nag ni ma song armoire bi génne benn grand boubou nii la bii laa bëgg nga sol ko ci jour bi yëkkati xaalis jox ma ñaanal ñu ni dem leen ñu dem keroog bi ñu def cérémonie bi dafa fees ba alkaati dañu mujj ñëw tëj maison de la culture ndax mbooloo ma fa nekkoon ñu def cérémonie ba mu egg rek mu ñëw tëdd rek sëñ Babacar si feeñu ma xam nga lu ma wax jaw gis naa li nga def ci man kontaan naa lool yow ak say ñooñ di ngeen raw seeni morom wallahi lazi la ilaha illa hu ba sëñ Babacar moo tax fii bu ngeen fi ñëwee toog fi ñuy wax mbir yu mel nii ak yu ñuy dox ci yitte ci barke sëñ Babacar si radiyallahu anhu yàlla na faj suñuy aajo ci barkeem laa wax waaw ndax nit am na droit ñaan ci barke sëriñam waaw yàlla na ko yàlla def te ngeen góorgóorlu bu baax maa ngi Bunaama sama mbokk la Bunaama bee sama mbokk la Amar Sow Télémac bu ngeen ko déggee il fut maire de Saint-Louis Amar Sow Télémac Fat Doucouré mooy yaayam Fat Doucouré ak Demba Doucouré ñoo bokk ndey ak baay Demba Doucouré am doom tudde ko sëram Fat Doucouré boobu moo jur suma yaay donc ci suma mbokk bu jege la bu jege macha allah
ani Malick Sow bii Mbaye nga wax na ko doom la ci moom ndax càmmiñam moo ko jur bàjjanam la Momar Talla Sène ma nga nële toog magu cheikh bi la waaw tey dama dem wax naa la ko Kër Massar yónnee naa la message ni la maa ngi dem Kër Massar parce que sa maam Njóoba dafa doon maye doomam j'étais obligé ma dem fa ba ma demee ñi ñëwoon di ñaan si bi ñu toogee kenn ki dafa wax ni ma mais Majib nee nañu yaay papa yi Cheikh Alassane Sène ma ne ko waaw mu ne ma à cause de toi je voterai pour lui ah à cause de toi je voterai pour lui waaw Alassane Sène man den doomu Majib Sène bi nekkoon RTS waaw waay wallaay partout dañu ni ma kooku moom dañ koy voter parce que papaam c'est un grand intellectuel bari na lu mu def ci réew wallaay donc yooyu yëpp yàlla defal ñu ci sutura maa ngi nuyu maa ngi laa nuyu bu baax fidélité dafa am solo nit dafay fidèle waaye mu tàng rek nga rocceeku loolu baaxul am na ay góor yoo xam ne bu ñu jëlee roccee seen loxo ci ndab dootuñu ko fa delloo suma maam loolu la ma wax ndab loo génnee sa loxo bugg ci dugalaat boobu ba léegi yéen a ngi ànd di nuyu ana Pape Diouf c'est un des fidèles je le connais très bien am na yu bari yoo xam ni chronique yi maa def ci muy génn j'ai choisi Dakar Midi à cause de moom mi ak Pape Diouf depuis plus d'1 an maa ngi def chronique ñu tuddee ko les chroniques du doyen daal moom moo ma tuddee titre bi Pape Diouf mi moo ko tuddee les chroniques du doyen ba léegi def maa ngi ci maquette livre bi je suis à presque 450 pages de livre bi la pré-maquette bi pare na dama ko war a imprimer alors yooyu yëpp te jaw gisuma ci waxuma ci lu dul qualité nit ñi c'est ça qui m'intéresse waaw suñ ma nee jaw damay seet quelles sont ses qualités qualité boobu laay mettre en relief li ci ça ne m'intéresse pas parce que la ca des boo ko seetee ci man xëy na aussi nga gis ko waaw donc loolu mooy kii moo tax ma am une devise ni je ne vois chez l'autre que ce qui anoblit mooy sama devise man waaw bon nag na ngeen góorgóorlu bu baax a baax xam fi ngeen di teg seen tànk politique boo gisee ma koy dànkaafu bul attaqué ndax ko attaqué mu attaqué la koo attaqué rek mu attaqué la waaw te yu attaque yu ci bari nag sos lay doon sos waaw moo tax man la waxal mën nga wax li nga bëgg a wax te doo attaqué kenn donc da ngeen góorgóorlu te ngeen gëm li ngeen di def politique nag dafa xaw a doy waar Édouard Daladier que vous avez connu en France il a dit la politique n'est ni une morale ni une logique mais une dynamique généralement irrationnelle c'est Édouard Daladier qui a dit ça waaw donc mu bëgg ngeen jàppoo bu baax te aussi nag ngeen wéeru nag ci jigéen ñi parce que jigéen ñi attention hein bu xumbee ñoom la bu voix électeur amee ñoom la ñooy taxaw de ñooy def yëpp na ngeen leen téye bu baax jox leen seen gëdd xam seen taxawaay loolu ngeen def ko noonu rek yow donc maa ngi suivre discours yi parce que moom li muy wax marquage à la culotte laa koy def parce que dama bëggul yenn dérive yi mu dugg ci parce que boo demee ci ay kilifa diine yu mag ñu naa la de yow de ku la déglu boo amoon idée bu bon wala bu ñaaw di nga ko bàyyi buñ la amee seede yu mel bu ñu la ko defalee am na kaddu yoo xam ne warul génn sa gémmiñ waaw président Macky Sall xam nga moom moo tax ma xam ko moom moo tax ma xam ko di man j'avais pris mes distances quand Abdou Diouf bu mu bàyyee la j'ai pris mes distances gis nga photo bi ngeen jàkkaarloo ni 1997 la j'étais à la primature comme conseiller technique du premier ministre kii fa la ma daan jël see di ma dawalal may liggéey ak di wàcc dama xëy benn bis rek Bruno Diatta woo ma ni ma il faut nous envoyer votre passeport ma laaj ko ma ne ko lu tax mu ni ma daal je te dirai après ma yónnee ko gendarme bi ñëw jël passeport bi dem
c'était un jeudi. Le vendredi ci guddi ci la ñu jóge fii nekk te président da doon def visite d'État en Arabie Saoudite et Abdou Diouf m'a mis dans sa délégation. Abdou Diouf c'est mon ami. bu ñu demee ci kii bi fii mooy bi ñu defee Safa ak Marwa ba pare nag man ma defee ni jeex na mais ñu ubbil ñu Kaaba gi ñu dugg ci biir Kaaba gi. moi je suis à l'intérieur de la Kaaba man Moustapha Niass Aminata Mbengue Ndiaye Abdou Diouf ak presque toute la Babacar Diagne Ibrahima Gaye du Soleil ak beaucoup d'autres ministres ñu dugg ci biir Kaaba gi la ñu dugg ñu tëj ñu ci biir Kaaba gi wallahi lazim loolu nag su ma ko amee ci barke Abdou Diouf laa ko amee je peux pas l'oublier voilà donc ma bëgg ngeen góorgóorlu xam ni boo soxlaa dara nag comme nii ngeen def ñaata kilomètres ngeen def 2300 kilomètres góor ga nee na soo bëggee dara da ngay dem fa mu am soo demee fa mu am da ngay seet ca ka ko yor da nga koy seeti boo seetee ki ko yor ba gis ko na nga xam noo ko koy laajee dama wax bi de mbub soo bëggee dara da ngay dem fa mu am boo demee fa mu am nga seet ca ka ko yor boo demee ci ki ko yor nga xam noo ko koy laajee waaw boo ko defee rek lépp daal di marché 4-4 suivre naa seen vidéo yi seen meeting yi en tout cas bi ngeen mujj def moom tubarkalla bu Mbàkke bi y avait c'était vraiment bien j'ai vu les images et cetera waaw dem ngeen Barkédji boobu mu def moi j'ai fait presque 2 ans là-bas j'étais élève pendant les vacances oui mon oncle dama jël ma yóbbu ma Barkédji et j'étais le secrétaire du chef de canton ki ñuy wax Pathé Bamal Sow foofu donc suma nijaay Babacar Ba ki rakk suma yaay il était l'infirmier d'État foofu nekk na fa ba am fa ay turandoog yëpp am na wax na ko fa de Barkédji way Barkédji donc vraiment na ngeen góorgóorlu Diaw yow waaw Malick Sène waaw Malick Sène nag mooy plus fort yaayam déedéet kenn tooñu moom la de c'est le plus fort cheikh bi buñ ko nee attention Malick Sène mu ne bu leen ci dugg ñoom mii ma la wax bu leen ci dugg ndax fa ñuy juboo doo leen ko fekke Babacar c'est mon cousin ndax su ma nijaay ko jur muy papaam moom laa doon wax li alors donc na ngeen góorgóorlu bu baax Diaw di leen ñaanal ci biir ñaanal leen ci biti nit kii Babacar ko jur nit doomu njóoba ma bay doomu njóoba la doomu njóoba bu Babacar moom ci sëtu Babacar la waaw sëtu Babacar la alors Diaw fexe leen ba xam nga luy yàq mbooloo intermédiaire su baree ci mbooloo rek bu yàggee mu yàqu ki nga jox sa kàddu wóolu ko fexeel ba kooku gis kay diw a ngi fi waaye wax ma di waaye jiw soxlawul diw fekke non c'est pas sûr non déedéet man su ma nee Diaw c'est mon porte-parole mooy su ma nangam mooy su ma kii am na yoo xam ni boo ko bëggee wax ci man da ngay fexe dem ko jox waaye su ma nee Diaw nga di mën noo jaru ko mën naa gis non kooku gis rek la muy dox jekkul quoi waaw lu baax ku ñëw waaw suñu doom fii ñu xamante nañu fii yëpp quoi ngeen góorgóorlu jàkka ji nag xam nga je suis le président de la grande mosquée Diaw je suis le président de la grande mosquée mais nag defagu leen ci dara cheikh bi nag damay wax cheikh bi jëlal nañu lampe boo xam ni jàkka yi ci Dakar yëpp benn amu ko ci ma nga ñu samp fa dimbali nañu imam bi xaru tabaskeem cheikh bi moo ko jox bu mu jiite bu mu rendi ak bilal bi ak teraanga yi mu def foofu yëpp lépp ci def na ko foofu ñëpp moom la ñuy waate fi mu nekk muy mag ñeeg ñëpp daaw ci tamxarit ji dama ko wax ni ko affaire jigéen ñi mu ne comme benn nag rek ngeen am te góor ñi ñoom dañ koy bëgg a jël jigéen ñi maa leen di may leen nag jigéen ñi ñoom ñëpp
ñi julli si foofu ci jàkka ji dañu am seen nagu bopp ak bu jot bon nag ngeen góorgóorlu bu baax yal na yàlla ah imam ñëw na non imam Sall kii ko yóbbu mag mais imam lu ne wax na ko lu ne ñaan bu ne ñaan na ko bon nag kàjjo ñoom ñëpp yal na yàlla dolli seen sutura lii ngeen bëgg ba tax ngeen di jóg di ko def yal na yàlla ndamal leen ci man nag xam nga wolof day wax yal na la yàlla fay man du ma wax loolu je suis contre ça yàlla xamul sax yàlla du fay kenn parce que Dieu se suffit à lui-même liggéeyloowul kenn ndax koo liggéey da ngay koy am contrat am charte am salaire non yàlla nee na abd sama jaam ngeen jaam bi moom day liggéey ba patron kontaan rek teral ko moo tax toujours ku may ñaan dama ko naan yal na yàlla teral àddina teral la àllaaxira boobu moo am solo yal na yàlla defal nu ko ñun ñëpp